TV Online 221 toujours en partenariat avec le réseau international Diaspora en ligne ñu ñëwaat nag jëmale li nga xamante ne moo di laaj li nga xamante ne ñi jot a ñëw tey ci li nga xamante ne moo di atelier de lancement officiel de Bozafi ma jox kàddu gi monsieur Mortala moom tamit mu daal di ñëw expliquer li nga xamante ne moo di njëriñam tey ci bés bi Mortala ñu ngi lay nuyu monsieur Mortala. waaw ñu ngi lay fay Mia di rafetlu sunu teewaay tey jii ci cérémonie de lancement bu Bozafi fii ci au niveau de Guédiawaye bon mu nekk nag mbir moo xam ne mbir mu ñu rafetlu la parce que boo dee xool ci wàllu immigration dafa nekk affaire boo xamante ni affaire bu complexe la man duma ci faral di bëgg di sori di ci wax ci benn domaine bi surtout ci domaine bi nga xam ne moom fii la ñu toll nii actuellement muy lu jëm ci wàllu témoignage ñi nga xam ne jot nañu dund ay métit ci frontières yi moo xam ñu jaar ci yoonu suuf bi wala ñuy jaar ci yoonu géej gi man sama rôle ci au niveau de Diaspora en ligne man maay chargé l'immigration de retour ñu am ci nag ay programme yu am solo yoo xam ne ni ñi ngi ko ciy teg tey sax yàlla def na ñu daje fii ak Badara Ndiaye Diadem parce que fekkoon nañu nekk ci programme boo xam ne programme bu am solo la mais daal li ma la mën a wax ci immigration de retour man dafa am loo xamante ni xëy na dama ko gëm parce que boo xoolee tey mën nañu jàpp ne la diaspora sénégalaise c'est la 15e région du Sénégal parce que damay faral di wax ni man dama gëm ni le développement de nos pays doit venir de l'extérieur waaw bu ñuy wax nag de l'extérieur waaw waxuma ni kenn mooy jóge feneen ñëw di ñu développer suñu réew yi mais jàpp naa ni su ma nee ça doit venir de l'extérieur mooy que ni bu ñu xoolee li nga xamante ni moom la diaspora bi di dugal ci réew mi ça avoisine à peu près le budget du Sénégal ku mel noonu nag buy dugal lu toll noonu ci réew kooku jar na laaj nag ñu def taxaw seetlu ñu woo ko ñu laaj ko bu laaj ko lan mooy xalaatam lan la xalaat ne war nañ ko indi pour mën a développer réew mi parce que boo dee xool tey sunu mbokk immigré yi jàpp nañu ni à peu près entre 1200 ba jëm 1500 milliards ñu ngi koy dugal ci réew mi mën nañu wax ne la moitié de ce que le Sénégal utilise en un an le budget du Sénégal waaw léegi nag kuy def lu mel noonu yonk yaakaar naa ni kooku xalaat bi nga war a njëkk am mooy woo ko ne ko mais kat man tey su ma sañoon nga indil ñu sa expertise parce que sunu sëriñ bu baax ba sëñ Moutala daf ñu daan fekk Europe daf ñuy wax naan ñu tukki ñaar boo ca ameewul di nga ci xamee ñaar yi moo am ci tukki am ci rek mbaa nga xamee ca am ci loo xamante ni xëy na boo delloo sa réew daa mën a am loo def parce que ñiy tukki ñëpp leen rek moo nekk ci seen bopp dem am départ ñibbisi tey bari na tey ñoo xam ne dem nañu lang boo ubbee seen bopp xool ko lay nekk ci biir rek mooy ñibbi Sénégal koo ci wax mu ne la man dama bëgg a ñibbi mais il se pose la question savoir bu ñu demee seen réew yi lan la ñuy def gis naa tey ñu demoon ñëw nañu bi ñu ñëwee ak seeni projet bi ñu ñëwee teg projet yi mais ñu leen di yéegloo di leen wàcciloo ci ministère yi ci agence bi mu njëgi ñu sonn li ñu yoroon jeex ñu daw delloo donc nag ñu gis ni kon ñun ñu jàpp ni bu ñu waxee ne développement de nos chers pays doit venir de l'extérieur donc jàpp nañu ni kon sunu mbokku immigré yi war nañ leen ci boole ñu dugal ci seen loxo donc nag tey boo demee ci réew mu mel ni Maroc wala nga dem ci réew moo xamante ni nii réew mu mel ni Afrique du Sud la tey boo dee xool la fa ëpp solo muy développement tey boo dee xool immigré yi ñoo ko def da ngay gis ne ay autoroute yoo xam ne dañ naan autoroute bi immigré yi ñoo ko fi tàllal wala yoon wi terre bi di jaar wala yoon bi tramway bi di jaar immigré yi ñoo ko fi tàllal ñoo jël seen alal def ci ñu doon ci mu doon ay partenariat gagnant-gagnant entre l'État et les immigrés et lu ca génn immigré yi am ci seen wàll état bi am ci seen wàll peuple bi di ko jariñoo man nag personnellement ma am lu ma dund loo xam ne xëy na je l'ai vécu parce que quand la guerre de la Syrie commençait moment boobu ma fekk dans la frontière entre la Syrie et la Turquie j'étais dans une ville qui s'appelait Kobané c'est une ville bon bi ñu demee nag ba yàlla def bon coow li commencé y a un Syrien avec lequel je travaillais mu ne ma mon ami mu ne ma ça sent le soufre ici su ma sañoon daal nga dem parce que daal fii ragal nañu ni
fii ak Kara bis yeneen bis mën ngeen a napp dëkk boobu mu leen ko doon tere dëkk boobu fa la Urfa ne dex googu fa la ne boo fa demee da nga gis ne bu samedi jotee dëkk bi day bëri jën dex gi day bëri jën mais alors que yeneen jours yi du am dara waaw jour bi ma jógee nag Kobané jëm si Urfa guddi googu ci la bombardement yi commencé après je suis venu à Istanbul foofu laa nekk defaat naa fa 3 ans ba ni ma ñibbisee Sénégal donc daal li ma mën a jàpp daal ci gàttal mooy que ni lii lu am solo la lii lu am njëriñ la te war na lu bari ñu koy faral di ko amal parce que c'est important. parce que aussi wax dëgg na yàlla sunu mbokk immigré yi nag ku wax rek te yàlla rek wa tax war nañ xam ne ñu sonn lañu ci voilà donc daal ci gàttal Mia loolu laa ne woon naa ko indi muy man tamit muy sama participation ci journée bi nga xam ne mooy la journée de lancement de voilà de Bozafi voilà. ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di la jaajëfal mu nekk lu am solo tamit donc di wax rek waaw njëriñ la njëriñ boo xamante ne ñun ñëpp mën nañ ci jàngat ndax tamit jeunesse bi surtout concerne na leen lu bëri mais également souligné nañ ko fi sànq mooy parents yi nga xamante ne ñoom ñooy poussé à ce que seen doom di dem ci li nga xamante ne moo di gaal gi te teguwul ci yoon ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la sant. jërëjëf merci beaucoup maa ngi leen di sant bu baax yéen itam di leen gërëm jërë ngeen jëf merci beaucoup. Merci beaucoup.